di massawu aussi bépp sénégalais si naqar bi Sénégal yëpp àndu di jooy maa ngi massawu di jiital ci massawu bi président Ousmane Sonko ak njabootam di massawu képp ko xamante si nii ku bëgg Ousmane Sonko nga ak kuy ànd ak moom ku bokk ci liggéey bi ak képp kuy sympathisant actualité bi nag ni ma koy dunde mooy dama boole ay sentiments yu bari am na naqar am na mer colère am na gàcce ndax Sénégal mérité wul lii Sénégal pays la boo xamante si ni boo doon compter ces grands hommes fi ngay fanaan avec une très grande histoire ci domaine yépp wàccee nañ niveau Sénégal ak réputation wu Sénégal ak image yu Sénégal ci niveau boo xamante si nii da ngay sax am kersa ak gàcce nga nekk États-Unis wala France nga laaj leen lan la ñu ne non seen opposant bi leen jàpp pour fàggaagal ko jiiñ ko lii pendant une semaine dëkk baa ngi tàkk ndax lan wax ju ñàkk fayda wax ju ñàkk worma wax joo xamante si ni loolu yow foo nekk si àdduna bi boo ko déggee sax gàcce nga ci am donc moo boole sentiment yooyu yëpp boole ci nag sentiment de fierté aussi ak de contentement su ma gisee taxawaayu jeunesse sénégalaise diaspora bi et lu rek jeunesse bi mag ñi jigéen ñi sëriñ si ñëpp àndandoo cette fois-ci jug taxaw ñëpp àndandoo cette fois-ci indigné wu ñëpp àndandoo ne cette fois-ci ne basta doy na sëkk et que xam nañ que ni tooñ am na ay dégâts ñi ngi jëm a yàq réputation wu nit ku digne jàmbaaru Sénégal mais derrière tout ça suñ borom wane na boppam suñ borom wane na kàttanam ba loolu lépp dafa wëlbatiku jural ko capital sympathie de confiance de compassion et indignation yooyu yëpp ñëpp jëm ci ñëw jàppale le président wane na ka ni malheur la boo xamante si ni buñ ko xoolee ba xool sax ci ginnaaw bonheur la indaale. képp kuy wut dëgg képp kuy wut changement radical képp kuy wut l'envol du pays l'envol le développement que le pays puisse prendre son envol pour une bonne fois pour toutes war nga mën a bëgg Ousmane Sonko war nga mën a jàppale le président Ousmane Sonko war nga mën a ànd ak moom parce que wane na ko ñun nag tàmbaloon nañu politicien buy ñëw am ay faveur am ay avantage am ay jaar fi nga war a jaar très rapidement nga am xaalis bu dul jeex sàcc ko détourné ko ñëw di ci compal askan bi di leen nax yooyu yëpp xamoon nañ ko. dans Macky Sall kenn kese moo ko tee def ñu ay jaamam yeewu ñu toog suñu kaw déjà nii rek mu yore nguur gi utiliser na justice bi utiliser na ministère yi utiliser na suñu wan nañu boppam ba noppi ci nii rek mu yore nguur gi mais dafa amoon lu ko yomboon ci Khalifa Sall yomboon ko ci Karim Wade parce que ñooñu malgré que ñëpp xam nañ que ne c'était arbitraire mais ci wàllu luubal lañ leen tudd moo tax pour que nit ñi wàcc taxaw ci ginnaaw ñooñu da doon xaw a compliqué mais li mu war a xam mooy profilu Ousmane Sonko c'est très 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 différent loolu noonu ñi ko wër nañ ko wax bu ko kenn jaay mu leer Sénégalais yi que ni yàlla nag mooy kàttanal nit mooy jël nit def ko ci xolu nit yi te loolu moo dal Sénégalais ci président Ousmane Sonko jéeme nañ ko bonee na dugg ci xol yi du dugg ci xol yi nu ne jéeme nañ ko lu ne façon tiit am na sax yenn nit yu ñuy yónni yoo xamante ni dañ leen di ruusee ci yenn famille yu ñuy bokk ndax worma bi ñooñu dañuy wax sax bay xaw a défendraale mais ci suuf dañuy dugal pour tiitalaale nit ñi pour jaxase lu bokkul maanaam ñi mën a lire entre les lignes yépp dañuy xam que ni kii day bëgg a jaxase xelu nit ñi day bëgg a dugal mbir yu bokkul maanaam ñi mën a lire ñëpp nañ ko xamee noonu que ni kenn mënut a muus ko waane ba jaxase mbir yi mais doo fi nekkee kenn président Ousmane Sonko ñoom dañoo taxaw temm na ko Sénégalais duñ la fi bëggee doo fi populaire noonu moom deful benn effort bu dul def liggéeyam ci kaw liggéeyam la ko nit ñi bëggee ci kaw dëggoom ci kaw discours am bu set wecc boo xamante si ni gëj nañoo dégg politiciens yu waxee nii nit ñi di ko gën a bëgg parce que nit aussi su yàlla defee si xol dëgg boo déggee dëgg day raisonner mënoo ci dara day vibrer léegi nag yàlla may ko popularité ñoom ñu tiit xam ne kii popularité bi muy jël bu jëlee forme seen reñ jeex na noot gañ daan noot askan wi jeex na nax gañ daan nax askan wi jeex na jàpp ngeen jàppe woon nit ñi seen i jaam jeex na waa ji suñu dammul tànk yi kii mooy kii nar a arrêté suñu reñ ñun parce que yii muy def ni ca kaw a kaw bu leen neexoon du ko def
parce que ca kaw a kaw xam nañ ka ni ca kaw a kaw xam nañ ka ni am na ñoo xam ne bu ñu toogee ci nguuru Sénégal dootuñu mën a nax sénégalais yi donc dañuy gëmm ci yenn yi bu fekkoon tey seen avantage la def nañ ingérence bañ daloon def 1960 ba léegi def nañ ko li tax ñu noppiwaale ko c'est parce que ci suuf li seen waa ji di def ñoom dañ cee ànd parce que dañoo bëgg ku leen fiy toogal ànd ak ñoom pour ñu ànd di noot Afrique ñoom loolu lañ bëgg képp ku ànd ak ñoom ci loolu doo mës a dégg ñu mere ak moom ba tax na yii ñuy def nii saa waay ñemewu leen de buñ nekkoon saa waay say yi na dakk day arrêté mais seen noppi bi ça veut tout dire ingérence ñoom saa yu leen arrangé rek lañ ni non on va pas faire de l'ingérence dans les pays nangam sangam mais saa yu demee seen ay avantage ba léegi déggoon nga kon wax nañ donc yii muy def nii bu leen neexoon saa waa ji arrêté na ko bu yàgg mais li saa waa ji di fàtte mooy même policiers yi mu war a yónni même armée bi mu war a dogal sax ñooñu boo xottee seen xol yi Ousmane Sonko ci nekk yàlla mooy dogal yàlla kenn mënut a xëccoog moom moo waral boobaak léegi may ñu ko jàmm moo waral boobaak léegi même su indee dëgg sax dañuy retourner dëgg bi def ko une arme contre moom gis ngeen ko ci l'affaire de 94 milliards bi mu porté plainte li gënoon lu yomb mooy procureur ne ko kaay toog ñu leeral mbir mi procureur dañuy lànk ne du ko woo ci nit ku porté plainte ñu mujjee dem jël suñu xaalisu assemblée nationale woote ci ñàkk fayda dañ def commission parlementaire Sénégal yëpp teg ci seen bët ñëpp xam ne lii lay tekki y a même pas de quelques jours ñu ne ñu l'affaire des 94 milliards est classée sans suite suñu xaalis ñun baadoole yi ñun ñi nga xam ne amuñu hôpitaux amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu leen indil nañ leen ay preuve ba porter plainte ñu ne ñu daal affaire bi dañ koy muur loolu ku mu yeewul dara dootu la yee loolu nag président Ousmane Sonko loolu lay jariñ Sénégalais yi ba mu ñëwee ba tey muy livre bind na ko muy conférence de presse def na ko muy marche wàcc ci mbedd bi def na ko muy def tournée ci àdduna bi yëpp def na ko muy tay la bakkanam def na ko muy tay la sa famille def na ko lépp lu ab révolutionnaire lu ko révolution bi laaj le président Ousmane Sonko def na ko léegi nag askan wi dafa mel ne nag mi ngi commencé jël conscience que ni c'est maintenant ou jamais ba tax na man damay encore une fois saluer seen taxawaay parce que boo xoolee ci réseaux sociaux yi nga xool ci appel yi def ci rajo yeeg fépp foo mënta dégg 95% des Sénégalais nee nañ lii du yoon d'accorduñ ko du fi amee bàyyi leen jàmbur bàyyi leen seen yëfi bandi yi ngeen def comploté bàyyi leen suñu àllu réew mi ngeen a jël di ci tëgg ay mbir yu ñaaw xale bu jigéen bi ngeen utiliser maanaam lépp wax ji c'est unanime c'est des dictateurs qui n'ont pas de talent boo xoolee ni ñu defee seen mbir yi boo xoolee ni ñu tëgg seen complot bi boo xoolee waxu kesaw yi ñu wax sénégalais yépp sénégalais yi weesuwul mbas mi ñëw fi sonal ñu nit ñi di dee kenn liggéeyatul entreprise yi tëj ku ne wàññi say employé ñenn ñi nekk chômage nit ñi sonn ñu jóge ci ay boy yu dee ci géej gi ñuy xool ay solution amul leen lu ngeen def dudul tëgg lu ñàkk fayda loo xam ne xale bu ndaw sax bu ko déggee waaye lii wax yi franchement bu leen ma wax yi waay ay benn waay daa ñëw personne lambda sax boo ne woon daa ñëw ci benn kër bu am famille toog fa ñëpp toog fa mu ñëw indi ñaari fetal di fa nit ñi dañ naan la mais arrêtez ces débileries yi seen affaire yi ngeen di wax nii donc xam nga boo commencé di xoqatal ak di intimider ça veut dire que ni yow say bal jeex na ku nekk ci dëgg du def yooyu noonu yii nga gis ni arrestation yi yépp daa bëgg ku nekk say waajur ne la toogal te ngaa moytu te ngaa lii te ngaa laa wala yenn gars yi nga xam dañoo xaw a ragal ay garde à vue ak yooyu daal tegg seen tànk loolu moo waral seen série d'arrestation yi ñuy def encore une fois ñuy ñaawlu utiliser bu ñu utiliser suñu police beeg suñu gendarme yi mel ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu seen liggéey la ñuy def mais dañ leen di jox ay ordre ñi leen di jox ordre yi ñooñu ñooy suñu njiit sax maanaam dama koy rusa wax mais ñooñooy suñuy njiit yu bon yi ñuy jiite ñoo leen di def loolu sale boulot mais daal une résistance s'appelle une résistance une révolution s'appelle une révolution il y aura des coups bas il y aura des dégâts collatéraux loolu yëpp on l'assume ku nekk si ñun ñu ngi lay menacer ku nekk si ñun nee nañ la dañ lay jël si ci nangam ku nekk si ñun dañ la da ngay bandi mais fi ngay mujjee yooyu tiitalul kenn on paiera le prix qu'il faut pour moom suñu bopp suñu liberté ak suñu ëllëgi doom du lu ñuy masla yàgg nañ na ko masla di noppi kenn wàccul ci mbedd bu ñu nee courant bu ñu nee aar lu ñu bokk gars yi dañuy réticent duñ dem parce que dañ naan garaawul lañ ko gérer bañ dem ba ragal ne sénégalais yi dañoo ragal dootuñu wàcc ci manifestation sénégalais yi dañoo ragal alkaati parce que 2-3 fois sànni nañ ay lacrymogènes ñu dem ba mujjee naagu il faut ñu comprendre que ni personne n'a peur de le sénégalais et quelqu'un boo xam si ni jàmm lay jiital bëggul violence mais ragalul de ñoom bu ñu xamoon psychologie sénégalais dëgg nañ xam ne un sénégalais c'est pas un peureux
parce que xam nañ seen i maam fi ñu jaar ak tubaab bi te tubaab bi boobu la gënoon puissant yoruñu benn arme jàkkaarloog tubaab bi dox ci bopp tubaab bi muy maam Cheikh Ahmadou Bamba muy Alaaji Malick ak keneen dox ci bopp tubaab bi ba am résultat kon kooku seen i fit duñ doon ay ragal ay maam Cheikh Rafal la ñuy doon. léegi nag kuy daw di wut jàmm ak di teggi sa tànk ak di xool noo wàcc jotagul nañ bàyyi ba wàcc jot waruñu précipité wu boo amul xel da nga koy interpréter comme quoi que ni c'est un peuple qui est passif dafa tayal dara jaralu ko xeex dara jaralu ko xeex ses droits yow loolu ngay dem ba mujjee jàpp du loolu qu'il se détrompe kenn ragalu leen seen tentative de jàpp nit yi ñi ñu jàpp ñu ngi leen di massawu taxaw bi ci war yépp gars yi nañ ko def mais ku nekk si ñun na xam que ni c'est le prix à payer man mii di wax ak yow je peux me retrouver demain en prison moi je suis prêt parce que su woon loolu damay nëbb sama kanam lépp lu may def fàng daaj laa koy def na gars yi xam que ni quand on mène une révolution une résistance dina ci am ay dommages collatéraux on doit y payer le prix qu'il faut buñ ñu waree tëj nañ ñu tëj buñ ñu waree jàpp nañ ñu jàpp mais toujours ñun nañ nekk ci dëgg donc suñ mënee ñëw jël si ñun ñëpp qu'il se gêne pas laaxatu wuñ buñ bëggee ñu jox leen suñu adresse bu kenn dellu ginnaaw ci loolu seen série yi ñuy def nii di jàppantu kii dem di jël kii ku ñu teg kii sous pression ñun cette intimidation là ne passera pas cette génération là est une génération déterminée jamais une génération n'a été aussi déterminée que celle-ci donc ñoom loolu bu ñu ko bàyyiwul xel nañ xam que ni ñu ngi xeex ak benn ennemi boo xam ne xamuñu la force de l'ennemi donc qu'il se méfie nañu def li ñu war a def alkaati yi aussi nangul nañ leen seen liggéey mais nañu xam que ni ñu nag ñoom ñoo far nañu xam que ni drapeau Sénégal ci lañ bokk faruñu ci Ablaye Massamba ak Demba Semba Ablaye ma Demba ak Massamba seen doom yi ñu ngi Europe seen compte bancaire fees na te ñoom ay miettes lañ leen di fay te bala ñu ciy jot lu ne lañ leen di dundaloo nañu def seen liggéey ni mu waree nag bu kenn désobéir ordre mais ordre booy obéir aussi na nekk mu nekk ordre boo xam ne ci loi lañ ko teg ci justice lañ ko teg bu dul loolu bu ñu ci jàppee kenn si ñun nañu xam ki ñu jàpp c'est pas un voyou c'est pas un ennemi de la République c'est un citoyen ñu traité ko comme un citoyen dans le respect bu ñu ko war a yóbbu garde à vue yóbbu ko garde à vue dans le respect et dans la dignité humaine ak su suñu ay droits bu ñu war a yóbbee devant le juge mu doon la même chose bu ñu war a yóbbu en prison mu nekk la même chose daray àdduna bu mu leen jaral kenn ci ñun ñu teg la benn certaine fitna wala benn certaine mbir moo xam si ni mérité woo ko donc je lance cet appel là à toutes les forces de l'ordre ñu xam que ni ñun ak ñoom on est dans le même camp le camp bi mooy Sénégal mooy drapeau bi.